#news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett dibéer fukki fan ak ñeent mars 2021 ba tey mu di seen émission #news di ci dal rek Ndeye Maguette Lo nekk présidente de la jeunesse féminine bu parti AFP bu président Moustapha Niass. ay bés bi nag liñ leen jëlal ci hashtag bi moo di ay dogal yu ci dafay tukkee ci njiit réew mi Macky Sall ay bés bi ci conseil des ministres àllarba am na yu bari jëloon na ko ci waaye benn lañ ci jàpp mu din rek incha allah gannaaw ba mu ne dana génn lu ëpp $300 milliards jagleel ko ndaw ñi am na benn laaj boo xamante ni dafa ñëw rek daal di sampu soxna si mu din rek ndax ndaw ñi wala boog ban organisation ban kuréel moo fi fas yéene daal di toogal ndaw ñi ndaxte ba mu waxee loolu ba noppi dafa ni am na yéene jëmmi jamono dalal ñi nga xamante ni moo di rek kuréel yi nga xamante ni ay ndaw ñoom ñoo ko seq lii mbir daal moo di ni bu dee dañu sukkandiku ci Bara Diouf mi nga xamante ni moom moo teewal ndaw yu parti MRDS moom nee na amul benn organisation boo xamante ni mën na waxal ndawi Sénégal la mu bëgg daal moo di ndaje moomee ñu bañ ko politiser te it nag di prier njiitu réew mi Macky Sall mu fexe rek ba indi wala boog mu sëgg ci indi saafara jafe-jafe yi nga xamante ni ndaw yi dañ koy jànkonteel fii ci Sénégal. Bara Diouf la ñuy teewlu ci téléphone bi ak Mouhamadou Fatou Ba. fii amul benn organisation boo xamante ne taxaw na représenté ndawu Sénégal yëpp mën nga wax ne conseil de la jeunesse xaw na mel loolu mais conseil de la jeunesse ñun xam gis nañ ne depuis at yu bari des na li nga xamante ne mooy mandat yi fa nekk kenn renouvelé ko mbir mi mooy li nga xamante ne moo fi am barke démb jeunes yi révolté wu ànd ak ay mag du révolte jeunes yi kese société sénégalaise bi yëpp ñoo révolté wu wax ne président de la république doxalin bi ngay doxalin bi baaxul wax na leen ne au plan économique nañu dañoo sonn te coono boobu président daf ko war a décrypter ko ci plusieurs paramètres bu njëkk bi mooy liñ koy laaj président de la république mooy ne na xoolaat doxalinam parce que doxalinam ndaw ñi gisuñu seen bopp mag ñi gisuñu seen bopp jigéen ñi gisuñu seen bopp lii président de la république waroon dëkk def avant muy rencontrer jeunes yi mooy d'abord jeunes yi nga xamante ne jàpp nañ leen ñu nekk ci prison yi parce que dañoo doon manifester ñu libéré leen loolu mooy la première chose mënoo jàpp ay jeunes nga xam ne dañoo doon manifester pour jox la benn message nga ne da ngay décrypter message boobu te ñooñu yaa ngi leen bàyyi ci prison yi bu njëkk beneen bi mooy jeunes yi nga xam ne dañ leen rey président de la république waroon xar sànk tubéem pour li nga xamante ne ñoo leen rey ñu identifier leen sanctionner leen sanction bi ci war troisième bi mooy ñi nga xamante ne ay nervi lañu woon doon topp jeunes yooyu nga xam ne ñoo doon manifester ci terrain bi ñu identifier leen jàpp leen parce que loolu la jeune bi gën a soxlaa que benn rencontre bu muy def ak benn organisation de jeunesse pour wan na ne mu ngi dégg wax yi nga xamante ne jeunes yi ñoo ngi koy wax alors que gis nañ ne président de la li nga xamante ne mooy instrument yi ñi nga xam ne dañ koy teg pour ñu permettre ñu financer jeunes yi instrument yooyu doxul seen doxalin bi ñu ko yore politique moo ci gën a bëri boole instrument yooyu yëpp def ko benn instrument benn organisation bu Bara Diouf nga doon déglu léegi nii moom mu bokk ci ndaw yi nga xamante ni ñoo di ndaw yu MRDS soxna si loo déglu nga ko de. déglu naa Bara bu baax li mu wax nag xalaatam la te balaa may dugg ci waxam damay profito di jaale famille yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen ay doom ñu nekk vraiment ay xale ay ndaw. parce que ki ci gën a mag gis naa ne 27 ans la am mu nekk loo xamante ne métti nañu ñu ngi leen di jaale di ñaan yàlla lu mel ni bañ fi xewaat ci Sénégal di métti lu aussi képp koo xamante ne rek si li fi xewoon jamono yi am nga ci ay yàqu-yàqu am na si ñu si ñàkk seen liggéey ñoo ñëpp ñu ngi leen di massawu di ko condamné nag vraiment ak suñu énergie yëpp ndax Sénégal benn bopp la te violence ku ko yëkkati rek sa mbokk ngay gaañ donc ñu koy éviter bu baax a baax surtout ñun en tant que jeune. maintenant nag si li mu wax loolu xalaatam la parce que tey loo gis si àdduna organisation la laaj. dañ fi nekk am fi benn kuréel boo xamante ne dafa ëmb ay ndawu Sénégal. ndax moom moo ko tudd CNJS la tudd. conseil national de la jeunesse defe naa képp ku jeune tey bu fekkente ne yow yaa ngi jouer ce rôle wala Sénégal ñor na la war nga mën a identifier wu à cette organisation là ndax tey du parti politique rek ñoo nekk biir CNJS am na ay organisation de quartier am na ay ASC am na. bànqaas yu bari yoo xamante ne ay ndaw ñoo ko seq ñoom ñi ngi ci biir CNJS boobu et hormis cela ci quartier yi tey gis nañ ndaw yi ni ñuy organiser woo association yi du fi jeex te président xool tëbul tëb rek wax loolu am na peut-être benn jàngat bu mu def ba gis ne war na apporter peut-être yeneen solution gën a renforcer li nga xam ne jotoon na ko fi teg te gëm naa ne xarañteem ak mën-mënam dina ko permettre à ce que mu jaarale lépp ci yoon te incha allah ñun de am nañ ci yaakaar que ni dina rencontrer jeunes yi te kenn bu soobee yàlla duñ la ci jël teg la de côté wala ñu mettre la en rade ñëpp dinañ ci gis seen bopp parce que moom loolu rek la ciy wut saafara jafe-jafe ndaw ñi saafara jafe-jafe ndaw ñi di kaddu rek Ndeye Maguette Lo di ndaw damay des ci poñ boobu ba léegi xam nga jamono yee ci ginnaaw bi mooy juumul mat na at wala mu ëpp ko am na fi lu amoon ci ay ndaw mu di université yëngatu woon ñu am ay
étudiants yoo xam ne dañ leen dalal biir palais bañ leen dalalee ñu génn coow li bari trop parce que booy xool sax bi ñu génnee féewaloo dafa am ci seen ak biir moo tax ma ni lii lu may wax la moo di ni ñoom ndaw ñi xam Sénégal 45 département la conseil national de jeunesse ni nga ko wax bànqaas bi yaatal nañ ko ba yaatu na ku ci nekk gis nga ci sa bopp selon yow li nga expliqué peut-être Bara yéen ñaar bokku leen gis-gis ci loolu li de toute façon yéen ñaar ñëpp defar moo leen tax a jóg mais li ma bëgg mooy ñu fexe ba ñu bañ leen tànnal ñay teew pale waaye ñoom ñu tànn ña leen di teewal soxna Ndeye Maguette yow ndaw nga ñi may déglu genn wàll gi yëpp ñun rajo ndaw lañ ay ndaw ñoo ñu déglu sama cri de cœur la bi Macky Sall waxee ba léegi njiitu réew mi son excellence dama ni ñu fexe ba ñoom ñu tànnal ña leen fay demal te bañ ñu tànn ña nga xamante ni ñoo leen fay toogal la tax moo xamoo di ni am na lu fi xewoon jàll na beneen bi it moo di buñ ko sorxo maanaam même bu dee weer la bu dee ñaari weer ñetti weer parce que moom dafa ni jëmmi jamono balaa yàgg kenn xamul donc li may bañ mooy ñu xaw ko am nuñ ko defee rek ba da nga am politique fës ci wala activisme fës ci wala leneen fës ci man ci cadre boobu laay waxee. waaw li nga wax noonu lu am solo la et puis gëm naa ne fi ñu toll nii tey Sénégal xaj na jeunesse bi am na benn fugg bu leen yëkkati ba xaj na ku jóg wax ci seen tur sax ëllëg ko ñu gis ci seen bopp gis ci seen njëriñ mais dañuy gis ne bokkuma ci. alors que àddina nag noonu la tëddee tey ñii la suba ñeneen mais li nga wax dañuy ñun ñi en tant que ndaw dañ ciy woo président de la République parce que cela ne veut pas dire que ne dañu bokk ci mouvance et que duñu xool li nga xamante ne moo gën a rafet wala li nga xamante ne tey président bu ko defee dina dimbali ndaw ñi mais moom aussi en retour li nga xam ne la ciy wut dina ko ci am donc loolu ñu nit dañ ko ciy woo rek yëf bi ni nga ko waxee moom sax gëm na ne yëf yi mënu ko sorxo moo tax mu wax ne du ko sorxo si jëmmi jamono la wax donc xamuñu tey la suba la gannaaw suba la et li wóor ba wóor mooy dina jël temps xool fi mu war a jaar ba jeunes yëpp couche yëpp mën ci gis seen bopp muy ndaw ñi politique ndaw ñi politiqueul ndaw ñi nekk ci université yi di jàng ndaw ñi nekk ci école yi parce que couche yëpp ci war a mën a gis seen bopp ngir ñu mën a saafara peut-être li nga xamante ne boobu ba tey ñu ngi koy jooytu pour man ci côté boobu jaruñu ci am benn inquiétude incha allahu rabbi ñun am nañ foi que ni président de la République cette fois-ci taxaw na parce que dégg na ndaw ñi wax na ko ci discours am et puis dina indi ay saafara yoo xamante ne dinañ ci gis suñu bopp ñun ñëpp. justement discours boobu sax laay des ndaxte dañu gis ni bu mu jëm bi moom wuute na bu baax ak yi fi daan jàll bii dafa nekk discours boo xamante ni naam sax contexte bi moo ci joué discours apaisant ba noppi conseil des ministres mu ñëw daal di décréter benn deuil national alxames bi nga xamante ni moom la ñu génn pour yow loolu nan lañ koy jàppee ak deltu ginnaaw la wala ak ñàkk xam li xew ci dëkk bi wala lan moo waral changement de discours bi nga xamante Macky Sall def na naam sax am na dañ naan lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole. yaa ko wax lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole man duma ko waxee sax noonu damay ne jamono june ak la mu méngool jamono june ak la cay xew donc par rapport ak li xew rek moo tax président Macky Sall jóg def discours am parce que mënul ñëw li xew Sénégal mu ñëw def discours di jàll ci di wax ci leneen bu boobaa sénégalais yi duñ ko déglu donc président dafa nekk nit koo xamante ne dafa am déglu ci population xaj na politique dafa yomb ku fu waay neex toll wax président nii président lee mais ku xam président Macky Sall xam ne c'est un président qui vraiment aime le Sénégal et puis gëm ne développement Sénégal mook sénégalais yi ñoo ko mën a def moo tax discours am bi mu déglu jàngat xool li nga xamante ne nit ñi ngi koy revendiquer mu xam ne lii kat naam tegoon naa fi ay dispositifs yoo xamante ne dafa waroon accompagner jeunes yi dafa waroon accompagner femmes yi dafa waroon accompagner ku ne ndax ku xool budget Sénégal ren budget programme la wax xool ay problèmes structurels yoo xamante ne yu ponctuel mu ne lii kat lii moo ko war a saafara mu teg ay programme yu jëmee ci loolu donc tey gis nañ ne loolu xaj na doyul wala loolu mën nañ ko réorganiser waat moo tax mu génn waxee ni mu waxee donc ñun yaakaar bu rëy rek la ñuy am ci discours am et puis di kontaan ci ni mu ñëwee wax en toute responsabilité wane ne rek li nit ñi di xalaat ci moom wala nit ñi li ñuy jéem a wane ci moom c'est diamétralement opposé et puis amul dellu ginnaaw parce que moo jiite réew mi moom lañ jox majorité donc ci lan lay dellu ginnaaw ak moo kan la ba muy dellu ginnaaw donc discours yooyu nañ ko teg fële gëm ne président Sénégal yi yëpp la président ndaw ñëpp la luy apporter ay solution la ñuy wut fii Sénégal mais du leneen. te yaakaaroon ni dafa yéex a wax. yéex a wax. waaw non.
ndaxte toog nañ ba mu am ay fan ñu door ko dégg maanaam discours boobu la dañu gis ni dem na ba mbir mi xaw a takarnaase mu door a def tour bi après ñu wax ni dina wax fii ak ñaari bés ñu xaw ko anticiper def ko benn jour ñu teg ko 20 heures mu daal di wax. waaw léegi man dama bëgg comprendre président de la république dafa war rek ñaari nit yu jote mu jóg taxaw seen diggante wax. ñaari nit jote wuñ de Sénégal gi yëpp ñoo wàccoon ci mbir mi. non balaa loolu dafa am lu ko wënd. waaw loo gis rek loolu nga gis. dafa am lu ko wënd dafa am préalable. xam nga doguma la yàlla bu la yàlla dog. xam nga dañ ni mbir mi nekkatul mbiru Sonko. ci analyse yi dañ ni dootul mbiru Sonko mais nit ñi ñoo profitoo ci loolu. ñoo wan ko li nga xamante ni moo leen metti n'est-ce pas. donc booba nekkatul diggante ñaar mais dafa nekk moom ak jeunesse Sénégal bi nga xamante ni wax ma bi doon yàq de bi nga xamante ni dañoo wàccoon pour ni ko non je may préciser voilà pour la précision voilà waxuma ñu doon yàq ñi nga xamante ni dañu ñëw doon def nii takk seen kii ni ko ñun président lii ak lii ak lii ak lii waaw loolu kañ la xew ak diggante bi président waaw def na ay ñetti fan nag teg waaw loolu la nag xaw na bari de ba sax ba kenn faatu ci ñoom seen teg si loolu yëpp xam nga ñun loolu ku ne dañ lay concéder sa droit parce que nit bu ne libre nga boo amee lu la metti nga jóg manifester ko wante ak na nga koy manifester yaa ko wax léegi mbir moomu xew lu ne rax na ci lu ne am na ci ñu koy ñaawlu torop di ko condamner di ñaan yàlla bu mu xewati Sénégal parce que soxlawuñu lu mel noonu président de la République daf fi teg ay bànqaas teg fi ay doomu aadama donc moom am na yoo xamante ne xaj na bu xewee ñooñu en premier chef war nañu mën a taxaw génn wax xool situation boobu nan la ñuy def. waaye du ñaari njëkk a wax de. non attends xaaral rek président mënul tëb rek tout le temps lu xew rek président wala surtout ay problème boo xamante ne ñaari nit ñoo ko seq mu jóg wax. parce que damay wax parce que manipulation bu bari daf fi am ñu waxante dëgg manipulation bu bari daf fi am incitation daf fi am donc loolu fan la jógee. am na lu ko suuxat foofu la jógee donc ci loolu président mënu tëb rek wax mais bi mu toogee gis ne jeunesse bi ñu mën a ràññetle ne ñii jóg am na ñoo xam ne dañoo jóg di yàq ñii jóg am na ñoo xam ne dañoo jóg parce que dafa am lu leen metti ñu jóg di ko manifester bu boobaa nag le président def jàngat xool ne lii lan moo ko war a mën a saafara mu génn wax ko sénégalais yi parce que mënoo dégg télé rek ne dam na foog nga xam ñii lan moo leen metti lan moo tax ñu jóg ñii lan mooy seen ay problème yooyu yëpp nga xool yan solution nga ciy apporter parce que jóg pour wax rek yomb na mais di nga xool lan ngay apporter nga ñëw teg ko ci loxo sénégalais yi donc loolu la président def. président loolu la def Ndeye Maguette moom moo wax loolu li waaye ñu beneen jàngat bu ñu gis ni moo di ni 2012. Macky Sall ñu ngi ci 2000 combien encore. 2021. lii am frustration noonu laa ko mën a tuddee parce que ñoom mer la ñu wane. waxuma ba léegi ak ñi yàq de. ñoom mer la ñu wane kon jàppoo ni président Macky Sall soit ñu ko jege waxuñu ko dëgg wala boog moom la daloon yenn ci ay président ay jamono mi ngi koy tàmbale dal maanaam li xew Sénégal xamu ko. yaakaaroo loolu ndax li am ndax bu ko doon yëg. doon nañ ko régler étape par étape ba mu bañ a egg fii. man mënuma yaakaar loolu ndax lan mënuma yaakaar loolu. yaa ko wax président 2012 lañ ko fi teg 2012 mu ñëw def politique am commencé di teg ay jalons sénégalais yépp d'accord ci loolu yaakaar naa moo tax ñu tegaat ko ci bopp ndey réew mi élire ko ak benn pourcentage boo xamante ne defe naa kenn amu ko fi loolu confiance rek lay wane loolu li muy wane mooy que ni kii kat ci voie bi mu nekk bëgg nañ ko voie bi mu nekk neex nañu ñu ñëw xaj na jamono yi àddina bi yëpp dafa jaxasoo loolu ñu bëgg ko ñu nangu ko Sénégal am na loo xamante ne daanu na suñu kaw xaj na tey suñu koom-koom ak suñu doole may ñu def face ak loolu mu metti torop ñun ñëpp di jéem. ku ne Amérique sax kazalika voilà fépp ci àdduna donc kenn ku ne di jéem di jóg di daanu moom aussi li mu mën xaj na xoole yenn dëkk yi ni ñu jëlee ay mesures yu radicales def ay confinement total ñun xaj na confinement bi partiel la de telle heure à telle heure loolu xaj na am na lu bari lu mu impacté ci dundu doomu aadama yi parce que de un kenn bëggul ku lay contraindre di la toogloo naan la toogal fii telle heure déjà nit bëggul loolu. mala sax boo ko tegee mu fi. voilà ñu ñëwati am na ñoo xamante ne xaj na yenn heures yi ñoom heure boobu la ñuy jóg wuti lu ñu am. heure boobu la ñuy daan doole loolu yëpp xaj na bu amee président neexu ko ndax bu sañoon kenn ku ci ne di liggéey Sénégal neex di yokk di naat mais malheureusement yàlla moo fi indi loo xamante ne teg ko fi ñun ñëpp nag ñu war ci
xeexandoo fi mu jóge fi. ak jàmm ñu mën a delluwaat ci li ñu nekkoon. donc genre situation boobu tey moo waral nit ñi profito fipp. kon daal jàpp nga ni ci ni ma la déggee que ni li xew mi ngi koy yëg maanaam dara réeru ko. mais dafay yéex a réagir rek ah. non yéexut d'accorduma ci yéex a réagir bi. waaw président ci réagir la dëkk. ci réagir la dëkk parce que pour ci réagir la dëkk si faale ndawam la dëkk. parce que président boobu ba tey mi ngi fiy teg ay dispositifs d'appui yoo xamante ni c'est pour les jeunes tey ren budget ministère de la jeunesse xoolal liñ ci yokk. nu mu considérable loolu yëpp ku faalewul sa ndaw ku gëmul ne avenir bi ndaw ñi la defe naa doo ko def. mën nga focaliser ci ay priorité ci leneen mais pas ci ndaw ñi mais moom priorité am yëpp daf ko jël teg ko ci ndaw ñi yaakaar bu bari la am ci ñun ndaw ñi. donc gisuma yéex. waaw gisoo yéex waaye ndaw ñi de gis nañ yéex moo tax ñu taal lakk. def naka su dul noonu moom toog bi ñu toog a leen metti. waaw loolu lépp bokk na ci toog bi ak waaw xam nga loolu. wàllu koom day ñëw. ak ñàkk xëy ak it ñoom seen. ñu daal di def rek benn parenthèse bu ndaw ci manif yi nga xamante ne amoon na ak dégâts collatéraux yi dem yàq ay station dem xaw ma dem message booy lancé borom kër yi voilà. waaw loolu moom dañ koy condamner ak vraiment. lu ñaawteef mën a yegg rek loolu mënu ko weesu ndax Sénégal benn bopp la kenn warul mën a jóg di semer terreur wala ngay def luy lor sa mbokku sénégalais ndax tey soo xoolee saccage yi ñu def ay ñaata jeunes ñoo ci ñàkk seen emploi plus de 1700 jeunes ñàkk nañ ci seen emploi ñooñu tey lan la ñuy war a yokk ci ñi fi nekkoon merci ñooñu tey lan la ñuy jóg dundalee seen njaboot yow tasoo yaakaaru njaboot moo tax suñu parents yi dañ leen di ñaan rek ñu gën a di conscientiser seen doom yi parce que xale xaj na fuggam rek la xam xale xaj na lu ko neex rek la xam ndax tey bu ñu jógee di saccager di sàcc di ñëw di dugal ci ay kër loolu dafa ñaaw image yooyu rafetul ci sénégalais loo xamante ni da nga koy dundee benn weer 2 semaines mu jeex après yow nga dellu sax waaw après nga delluwaat sonn sa njaboot delluwaat sonn donc nañuy inculquer ay valeurs suñu rakk yi di inculquer ay valeurs suñu moroom yi parce que àdduna jeunesse mooy avenir u dëkk jeunesse bu yàqoo rek suñu avenir lëndëm na donc ñu def très attention ci actes yi ñuy poser vraiment loolu dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam daal. yaa ngi koy ñaawlu Macky Sall njiitu réew mi ñaawlu na ko. ba sax indi ak dal waaye dafa mel ni dal goo gile nga xamante ni moom la woote kilifa diine yi ñëpp da nga maam woote ci toujours rek am na ay samba boy yoo xamante ni ñi ngi def naka su noonu. bu ñu jógee ci taskatu xibaar yi. dal ci kaw RFM RTS di dànkaafu sunu benn naatango boo xamante ni Thierno Dramé la El Hadj ñu koy masaw di. def liggéeyam képp la def ñoo xamante ni kenn xamul fu ñu jógee ñëw di wax naka su lu noonu ñu ne waat déetawaay ñu dal àjjuma balee ñu génn maanaam ñun semaine boobu ñu dalee ci maison parti socialiste ñun semaine boobu lañ fa def enregistrement man ak Babacar mi donc bañ enregistré ba noppi suñu ginnaaw daanaka la ñu ñëw def songu kon mel na ni fi ne nii kenn nekkatul à l'abri de la violence kenn nekkatul à l'abri de la violence teg ci ñu moytu di diviser Sénégal parce que yi ñuy def nii diviser Sénégal laa ko mën a tuddee te Sénégal benn la ndax bu ñu jëlee ñii ñu jël leen di leen diaboliser parce que damay jël exemple ci presse bi boo xoolee dañ ko diviser ñii fii lañu far ñee fee lañu far alors que ku ci ne sa liggéey ngay def tey loolu song boobu am maison parti socialiste bu leen fa fekkoon yéen c'est vrai kenn defu leen ci liste rouge mais bu leen fa fekkoon dina leen laal donc coow violence fu mu jógee rek mën na gaañ keneen te buy gaañ mën na gaañ sa mbokk wala mu gaañ sa nit koo xamante ne xaj na bëggoo woon mu laal ko donc violence yooyu ñu koy moytu bu baax a baax samba boy yooyu si jóg maa ngi dégg léegi tey ku deful dara defe naa yoon du la teg loxo. ñu waxante dëgg. aywa di rek kàddu ya soxna Ndeye Maguette Lo di présidente bu jeunesse féminine bu AFP ju ko dal rek ci suñu émission hashtag news baabu ko ñu dem pause ñëwaat. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett ba tey rek ñi ngi ci dibéer fukki fan ak ñeent mars 2021 ni ma leen ko waxee weeru mars bi jigéen ñi ñoo aye ñu ci am yéene nag tey jii di ci dalal rek ki nga xam ne moo di Ndeye Maguette Lo di présidente bu jeunesse féminine parti AFP Moustapha Niasse ci parti boobu nag la ñuy ñëw soxna si Ndeye Maguette. aywa seen parti moom. Ça va très bien. Ça va très bien alhamdulilah. AFP. waaw. dañ leen a déggatul di. da ngeen ñu déggatul. seen anniversaire sax daanaka sénégalais yi ñu bi amoon ba le passé gis naa ko fi posé Zator waxoon naa ko. même ba ngeen ko fay def sax man mii presse bi parce que dama jot communiqué daanaka ñu ko xam sax bariwul bu leen ma wax nag Covid moo taxoon kenn déggatu leen lan la.
kenn déggatuñu. déedéet. AFP mi ngi fonctionner comme parti yëpp ni mu war a fonctionner parce que ñi ngi tenir xaj na pandémie bi moo tax sax gëj nañu. wax naa la bu ma tuddal pandémie bi. waaw attends. allez-y. moo fi ñëw moo fi bees. ndax moo tax mënatuñu def ay réunions yi ñu daan def wante réunion yooyu li ci mujj rek le 8 mars bi femme parti bi organiser nañ conférence benn webinaire. manifestation bi moo taxoon c'était le 8 mars journée de la femme. waaw non parti bu doxul ay femmes duñu organiser wu bay def webinaire. mais xam nga ne parti bi doxul mooy. non damay ñëw rek pour wax la ne structure yi ñi ngi fonctionner ni ñu war a fonctionner xaj na daje bi moo yombatul léegi ndax feebar bi ku ne yaa ngi moytu di sàmmanteeg mesures barrières yi mais parti bi mi ngi dox comme ni mu war a doxee communiqué bu ñu war a génnee wax ci li xew ci réew mi ñu ngi koy wax suñu ndaw yi nga xamante ne ñi ngi participer ci gestion wu dëkk bi nekk ci ministère yi nekk ci direction yi ñi ngi def seen liggéey comme ni mu waree donc AFP mi ngi dund bàyyi ma waxu dund ak dee AFP man dugguma ci gaamu sax ay dund ak dee AFP mi ngi dox mi ngi am ay structure am yu taxaw di def seen ay réunion di def seen ay waxtaan à travers suñu ay groupe léeg-léeg ñu organiser suñu ay conférence waxtaanaat entre militants donc AFP mi ngi dox comme ni mu waree. mi ngi dox comme ni mu waree mouvement jeunes yi moom fu ngeen ci tollu. mouvement jeunes yi aussi noonu. yow ci nga nekk ci biir. man maa ngi ci biir. yaay présidente ba. jeunesse féminine. waaw. voilà waaw. waaw gars yi dañu ngi wax naan war nañu yeesal foofu ak ñoom seen non. waaw loolu yeesal gi moom liñ koy wax dafa bari. waaw loolu mënul ñàkk parce que àddina noonu la comme du ma ne institution mais loo gis rek les hommes passent mais les institutions demeurent. tey mënoo nekk ndaw éternellement da ngay nekk ndaw benn jamono sa jamono weesu nga dem bàyyi fa say rak ñi ngi ne renouvellement ñenn ñi di ko wax te léegi sax xaj na comprendre nañ na ni fi mu toll nii congrès moo mën a indi renouvellement. congrès boobu ba tey bëgg nañ koo def defe naa ne daaw bëgg nañ def congrès malheureusement li xew-xew mais incha allah bu jàppandee dinañ def suñu congrès renouveler suñu instance yi nga xamante ne war nañ leen renouveler et puis bu boobaa ñu teg fi ay ñi nga xamante ne mën nañ ko diriger incha allah te ñu am si ñoom yaakaar. seen waa yaakaar googu sax seen compagnonnage ak Benno Bokk Yaakaar mi ngi dem ba léegi de. mi ngi dem ba léegi waaw loolu yéen ndax taxul sax ngeen xaw a ñàkk vitesse je m'explique. xam nga boo toppee ci ginnaaw koo xamante ni da nga ko jiital. doo sa xët dooti soli de. doo sa xët dooti soli déedéet sañoo ko sax. ndax lan sañoo ko. da nga ko jiital. doo jiital ne di ko fakkatal. moo tax ma ne est-ce que loolu taxul ngeen nekk en perte de vitesse. non mënul tax ñu nekk en perte de vitesse parce que jamono bi moo ko laaj tey dañu nekk ci jamono boo xamante ne temps amul tey dëkk bi féewaloo mën na fi ñàkk parce que gisuma intérêt wu AFP nekk biir Benno Bokk Yaakaar di def. loo xamante ne c'est contraire ak ligne directoire Benno Bokk Yaakaar mais parti ngeen structuré. parti lañ mais nekkuñu opposition pouvoir la ñu nekk. je sais mais ça ne pas du ay da ngeen nekk pouvoir rek yéen a war a bokk gis-gis à 100%. la ñu war non bu ñu waroo am lu ñu bokk gis-gis ndax militant AFP ku ko xam ko ci discipline xam ko ci accepter démocratie xam ko ci mën a tënku ci li mbooloo wax. donc tey bu ñu amee lu ñu metti am na ay instances yoo xamante ne mi ngi biir Benno Bokk Yaakaar bu ñu gisee ne lii war nañ ko wax dañ ko fay wax mais nag bu ñu nekkee ci gestion wu état solidarité la laaj. solidarité ba gaañ seen bopp non attends gaañuñu suñu bopp nu ñu gaañee suñu bopp. kon daal yéen c'est bon suñu ay instances mi ngi dox nan la ñu gaañee suñu bopp. le fait que nit ñi liñ leen di dégg. waaw mais ku mu neex wax lu la neex. mais ñun ñu nekk ci biir xam nañ li ñu teg AFP xam nañ li ñu teg AFP xam nañ ne AFP parti ay nit yu am valeur lañ AFP parti ay nit yu am conviction lañ te parti bu am ay nit yu gore lañ ay personnes de valeur moo tax suñu àndandoog le président Macky Sall kenn du dégg AFP ci waxi yoo xamante ni ku ñu dégg xeeb ñu si ça c'est pas l'AFP mais bu defee doxal suñu parti dañuy doxal suñu parti léeg-léeg ñu def daan nañ def suñu ay bureau politique def suñu ay communiqué et tout communiqué yooyu bu laajee ñu war a wax ci réew mi dañ koy wax le président Moustapha Niasse tout récemment ak li fi xew toog nañ ak direction parti bi def communiqué génn wax li xew ci réew mi donc AFP bugguma dégg ñu naan ma ay AFP mi ngi dund ak dox naag doxul quand même. aywa ba léegi moom nee na bëggul dégg loolu parti bi day dox moo tax nag nañ wax ci élection boobile. comme ni ko Ousmane Sonko waxee moom moo ci mujj wax moo tax may démarrer ci moom pour def prétexte pour ñëw ndaxte moom ci déclaration waxi local ay dandal
moom ci opposition nekk bëggutul ñu koy du moom nag mooy décider certes mais bëgg gis-gisam la waaye ñu yow yaakaar nga ni ak report yi ñu jot a def yëpp ak li ñuy teg yëpp élection locale dina am. xam nga wax ci mooy xam nga man Sénégal léegi li façon bi ñu jógtee di def politique man laa comprendre. mooy. wax politique boo xam ne da ngay toog di wax lu la neex politique gu naxaat. lan mooy wax lu la neex. ankañ parce que dafa am réalité bu fi nekk. dañu jóge ci ay élections président Macky Sall woote dialogue national parti d'opposition yi nekk ci mouvement yi nekk ci quartier yi bokk ci personnalité indépendant yi bokk ci chef religieux yi bokk ci. kuréel yu nekk ci Sénégal yépp ñu xam ne ñoom am nañ seen baat ci doxalinu réew mi bokk ci biir dialogue national boobu ñu nekk di waxtaan am ay ponk yu ñu teg élection locale report bi du question que dafa neex président Macky Sall rek mu ne day reporter élection parce que report bi jógewul ci moom ci dialogue bi la jóge tey fichier bi fi nekk ñoom ñoo ko njëkk a dénoncé yow mënoo tey nga dénoncé fichier ne nañu revoir fichier bi ñu nekk ci liggéey boobu nga toogati tey di ñu wax ay bu ñu reporter élection donc nañu xam la ñu bëgg te arrêté di ndax sénégalais yi. waaw moo ko wax de. Soxna Ndeye Maguette Lo présidente de la jeunesse féminine bu AFP ba léegi ñu des ci mbiru. élection dañ ciy des parce que man élection bëgguma sax ñu ci wax ndax gisuñu dañuy dàqaat léegi ñu ñëw ci présidentielle bi nga xamante ni 2024 moom ci luñ jëm certes des na mais nag moo fi échéance quand même boo xamante ni parti yi ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax dañ koy liggéey ñu ngi kiy liggéey ci loolu rek la ñuy liggéey alors ndax xam naa di nga ne ma question boobu day teel yaakaar nañ ne AFP dina samp ndëndam bien que mi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ci diggante bi est-ce que du moom it samp ndëndam nag. xam naa gëj ngeen suivre actualité AFP xaj na ndax ñun dañ doon def tous les 15 jours ñu def suñu bureau politique SPE lañ ko tuddee def nañ fi SPE boo xamante ne spécifiquement ci loolu lañ doon wax ba génn communiqué jox ko presse bi AFP 2024 dina am candidat incha allahu rabbi. Moustapha Niasse lay doon. en tout cas dina am candidat kam yi doon nag loolu comme ni nga ko waxee ay liggéey la. ça reste wala Macky Sall. en tout cas dinañ am suñu candidat en 2024. loolu dafa leer c'est officiel li ma mën a wax mooy que ni incha allah dinañ am candidat. waaw xam nga politicien dañ la wax ni la contexte bi moo taxoon ñu waxoon lii après contexte bi. waaw non moom kay dinaa la ko laajaat incha allahu rabbi. bu neexee yàlla suñu kanam ñi ngi ci jëm nii yàlla may ñu bii. incha allah ci kattanu borom bi di nga ñëwaat toogaat fii Ndeye Maguette di nga fi toogaat fii. waaw ci kattanu borom bi. fekk vibe am télé. waaw ma jóor la caméra bi zoomé la ni la indil la li nga wax nii. incha allah ba booba ñu dem léegi nag Moustapha Niasse man góor gi laa koy wax parce que vraiment nag fi mu ne nii vraiment mi ngi magal ci at laa wax quoi bien que nag mi ngi tenir macha allah yàlla na gën a dund gën a am wér waaw du ngeen ko noppal nag duñ ko noppal ci naka ci biir parti bi foofu laay waxee ndaxte ñoo xam nga man maanaam dama xam-xàmmee dégg Moustapha Niasse dem bay comprendre xam Moustapha Niasse dem ba comprendre xam Moustapha Niasse te man léegi ma décomprendre de macha allah loolu yëpp lu jaam war a sant yàlla la waaw moo tax ma ñaanal ko laata muy dugg ci question bi waaw voilà lu jaam war a sant yàlla la ndax gis nañ xaj na ñoo xam ne am nañ âge bu mu am xaj na tey seen ay capacité mayetu leen yenn yi donc moom tey bu ko yàlla defalee ñun ñi ànd ak moom dañ koy sante yàlla tey nag yéenay gis ne AFP dañu war a noppal Moustapha Niasse yéen Dakar yow mi ma posé question bi voilà yaay gis ne président Moustapha Niasse AFP dañ ko war a noppal comme si dañ ko teg charge bu diis wala kii déedéet président Moustapha Niasse si li mu ne lu yomb ci moom la parce que président Moustapha Niasse ku ko xam ne nit bu am fulla ci boppam la lu mu xam ne lii mënuma ko wala lii waruma cee dugg rek du ci dugg donc tey ñun nekk bi mu nekk biir bopp AFP comme ni ma la ko waxee waajal nañ fi congrès am na ay liggéey yu ñu doon def ay réflexion yu ñu doon def yooyu yëpp xaj na li fi xew moo tax ñu repousser teg yooyu yëpp ci suuf mais bu jotee rek incha allah te mu war a dem noppalu ji dina dem noppalu ji mais nii mu fi nekkee aussi amul dara loo xamante ne mi ñu koy yàqal parce que sentiruñu sax écart boobu ngay wax entre Moustapha Niasse ak ñun parce que man mii gën a bokk naa si ñu gën a nekk ndaw si parti bi Moustapha Niasse su ma toogee ak moom day mel ni ku ma bokk génération laa toogal parce que yàllaa ko jagleel xam-xam boobu ñu nagul ko donc loolu dafa nekk un atout ñun dañ ciy profité le maximum parce que xam nañ lim ñuy apporter bu baax a baax a baax.
beneen laaj bi moo di ni ñu gis ni Sénégal comme ni parti socialiste daan doxalee am na yeneen parti yu ko daan def mu naan ñu koy wax ay école du parti ak ñoomin seen léegi ñu gis ni langue politique yi dafa salfaañewu comme ni nga waxee sànq mais du ci kooku laay waxee d'une manière générale xaste saaga ak bind ci réseaux sociaux yi daanaka moom moo fi bari yow yaakaaroon ni d'abord question bu njëkk bi yéen seen parti yéen a ngi def ay ni ko parti socialiste defee mu déet. am nañ école du parti waaw. macha allah yéen a ngi koy def xam nga dañuy wàññi ñiy def école du parti fii ci Sénégal. waaye ñàkk loolu nga xamante ni base la formation de base boobu. yaakaaroon ni moo indi salfaaño bi dox ci biir parti yi. loolu moom li nga wax jàngat bu am solo ci actuellement li ñuy dund ci landerneau politique bi la. parce que loo doonul taalibeem doo doon sëriñam politique. dafa c'est vrai ñu bari dañuy jàpp ne dafa yomb dañuy jóg du tigoo tag rek ne dañuy engagé wu alors que politique yombul. politique waaw politique dafa am jaar vécu la looy dund teg si aussi ñi am expérience mën la ko jàngal mën la teg ci yoon ba ëllëg ak si biir yenn yi da nga koy sax jomma defal nga koy jomma wax mais malheureusement dañ koy déplorer léegi nit ñi di defee politique ñaaw na. politique gu wax lu dul dëgg politique gu naxaate politique gu saaga politique gu haine. donc loolu dañ koy ñaawlu di woowaat parti politique yi ñu delluwaat ci école yooyu parce que loolu moo mën a defar peut-être ñun ci li ñu nekk muy cadre politique bi. assainir ko aussi. assainissement. ba tey rek mu di seen émission hashtag news Ndeye Maguette Lo di présidente jeunesse féminine bu AFP moom lañ fi dalal nee naa nag jigéen ñi ñoo aye moo tax weeru mars bi ma ci dalal jigéen ñi incha allah te waxin la rek ndaxte fii moom hashtag je pense que jigéen ñi dañ fiy jaar même bu dul weeru mars waaye man maa ni rek weeru mars bi incha allah dinañ leen ci xam nga dinañ leen ci fësal bu baax a baax ba ñoo xam ni ci ngeen bokk googee nag moo di ni laaj bu njëkk ci journée de la femme bi Adji Sarr souhaité nga ko bonne fête quand même. ah bah waaw jigéen la. jigéen la comme jigéen yëpp et puis li nga wax noonu ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax jigéen moom dafa nekk lu am solo ci société jigéen mooy yar. jigéen mooy valeur yu bari jigéen moo ko mën a apporter ci société te gis nañ li fi xew le 8 mars xaj na dëkk bi naroon na jaxasoo na waaye mënoon na fi gën a jaxasoo mais gis nañ femmes yi taxawaay biñ ci am ci plateforme yi ñu bokk ñu ngi yónnee ay message de paix def na organiser nañ fi marche de la paix donc yooyu yëpp dafa nekk taxawaay yu am solo yu jigéen ñi def di wanewaat rek seen jàmbaarte ak seen bëgg gu ñu bëgg seen société donc ñu ngi leen di rendre hommage bu baax a baax a baax. rendre hommage aussi Adji Sarr. mais waaw jigéen la duma ko rendre hommage mi ngi ci biir mënuma ko exclure di. wala góor la. non jigéen la. oui donc le 8 mars boobu effectivement ñu gis ni comme ni nga ko waxee jàmm moo leen taxoon a jóg ngeen solil ñëpp yu weex. ci à part plateforme yi ñi nga xam ñoo wàccoon ci mbedd yi ci mbedd mi ci mbedd yi ab bërëb bu ñu demoon la ñoom ñëpp waaw ñu daal di fa nekk am yu ñu fa wax message yu am solo mais booy xool Covid obligé moo taxoon ñoom ñu def loolu waaye li may wax ku jigéen ñëpp dama leen koy laaj moo di ni ndurowaale sax bokkul quoi yaa ngi reeta ñëwaguma tu as vu donc ndurowaale bii bokkul ndax jàmm moo ko taxoon a jóg jàmm sax moo tax ngeen dem def loolu le mais ndurowaale fecc mu jeex ngeen ranger seen i bagage naan seen ndox déwén ngeen ñëwaat daanaka loolu rek la ñuy gis ci journée de la femme ndax loolu mën leen ko changer. loolu ak ñi koy def. xam nga dama généraliser. waaw da nga yow puisque porteur de voix nga. waaw moo tax mënoo généraliser parce que boo généraliser rek am ñoo xamante ne dugal nga leen. ci biir te bokkuñu si. fii Sénégal bokk. ñii def loolu non fii Sénégal waaw ñii def loolu ci jigéen ñi. 90% la. waaw xam nga tey defe naa boo xoolee at yu ñu weesu ca ginnaaw ak fi ñu toll tey. loolu am na ci amélioration bu mag a mag bu ci am parce que léegi 8 mars yaa ngi gis jigéen ñi ñu ngi def ay dons di dem ci prison yi di jàppale seen moroomu jigéen ya fa ne ñu ngi dem ci pouponnière yi di jàppale ñu ngi def ay conférence pour di conscientiser seen ay moroomu jigéen donc loolu avancé bu mag a mag la day wane ne rek loo gis ay jalon la ndànk-ndànk ba ñu egg ci lu ñu kii parce que mënuñu nekk jigéen rafetlu loolu ndax jamono bi laajatu ko kenn talatul fecc ak way li ñu tal mooy xool li nga xamante ne moo mën a jëmmal jigéen taxawal jigéen siggilaat jigéen te femmes yi ñi ngi ci depuis des années si loolu la ñu nekk maintenant nag xaj na dañuy gën a dolli gën a
ñaaxaat suñu mbokk jigéen ñi ba dinañ toog ba ay année yooyu yëpp doo leen ko fi gisati. waaw li nga wax am na solo waaye ba léegi rek loolu moom jàppal ni dañu fi moom ndurowaale moom ak pecc ak moom mi ngi fi moom mi ngi fi moom. ndurowaale pecc ndurowaale. da nga ne mi ngi fi si ñenn ñi. te man gisatuma ko. non ren mënoo ko woon gis. non pas même daaw. kon mi ngi wàññeeku bu baax a baax. kon c'est-à-dire que yéen a ngi ciy sensibiliser nit ñi. bu baax a baax tooguñu sax si sensibiliser parce que dañu nekk acteur en fait. dañu nekk acteur si loolu donc du question que sensibiliser tey boo gisee benn mouvement 8 mars jot mu ne bon conférence lay organiser. bu ëllëgee da ngay gis beneen organisation boo xam ne xaj na mi ngi woon ci leneen. danaa non pourquoi pas du ma def comme nii. waaw justement xam nga fekk si nga ma pour mu gën a leer ci li may laajte moo di ne xam nga da nga ne effectivement. xam nga maanaam nga tricher entre guillemets du tricher sax quoi. waaw lu baax moom dañ koy roy. pardon maa ngi jégalu nga roy lu baax effectivement loolu avantage la quoi. mais fi may waxee mooy. bu jeexee le 8 mars. maanaam déwén la loolu di amaat man c'est-à-dire foofu laa accentuer ci sama question. déwén la di amaat. bu dee da nga ni. X dafa def conférence. daaw man dinaa fexe ba def conférence bu nu mel. mais sama conférence boobu bu ma ko defee même bu dee ci aide au développement la wala nangam sangam wala naan lu ñuy defaree saabu masalan. bu ma ko defee le 8 mars boobu. man sama kuréelu jigéen boobu. déwén laa koy defaat man foofu laay waxee que ni doo continuité suivi moo dul am. c'est-à-dire dañuy def benn affaire rek après 8 mars bu jeexee jeex na ñu xaaraat ba le 8 mars ñu ci bari bokk ba le 8 mars moo tax loolu ba le 8 yow doo ko def. te man de ci fi ma ne di yëngu muy sama côté cadre professionnel ci politique bi may yëngu association de quartier yi ma bokk franchement man loolu gisatuma ko fa man léegi li ma gis ay jigéen yu yeewu laa gis franchement. macha allah ay jigéen yu yeewu laa gis. jigéen yoo xamante ne xaaruñu ay 8 mars. koñ yi li fa ne ci ay calebasse li fa ne ci ay GIE comme yaa wax léegi waxu formation. du jeex femmes yi ñu ngi jàppalante seen biir ñu ngi dimbalante seen biir. loolu de laa bëgg man. loolu moo xew. ndax du ma leen jox weeru antenne. léegi moo xam nga weeru antenne du ma leen ko jox. ngeen ñëw di wax ba noppi nag ñu naa man mais Fall yow si jigéen ñi ñoom daanaka at ba at rek la ñu dégg. léegi xam nga luy mode bi. xaw ma challenge laa ko mën a. très bien challenge baax na. femme actrice de développement. jigéen joo gis mi ngi xool kay liggéey ak ka am njàng ak ka amul njàng mi ngi xool nan lay def ba mën a yokk ba yokkaale jabootam. man de jigéen ci loolu laa leen gis. donc dañuy gën a góorgóorlu rek nag ba nga xamante ne dinañ toog macha allah ba yooyu sax nekk ay souvenirs yu nekk suñu ginnaaw. kon daal jàpp naa ni ñi fi jaaragum yëpp daal jàpp naa ni. loolu mi ngi changé parce que damay insister chaque fois ci question bi mais la même réponse laay am la parce que man mi dem ba naan laan ñu ngi organiser ay nangam sangam c'est parce que Tëngéej ba ma dëkk du ma wax association bi mais dama fa gis ay jigéen yoo xamante ni saabu mbër bëf saabu xaw ma lan man mi dama ciy commandé yenn saay te chaque fois dañ koy def ci plateforme yi fésal ko bu ñu defee commande bi sa genre gi ak sama genre gi jàpp ci mu jeex te ñooñu suñuy rakk lañ yu jigéen suñuy mag yu jigéen suñuy yaay daanaka ñoo ci géey effectivement tendance bi mi ngi commencé di changer donc li tax ma dóor foofu c'est parce que ñi nga xamante ni duggaguñ ci dama bëgg ñu fekk ci leen ci pecc mi te xam ni comme ni nga ko waxee ñu jàng parce que affaire bi du ay damaa jàng rek non defar saabu jarul am diplôme ñun ñi nekk ci GIE yi da lay wóor ne xaj na buñ ci nekkee pour jàppale suñu ay sœurs la parce que mën nañ leen booster à ce que ñu am activité mais ñun ñi ngi ci yeneen activité di liggéey mënoon nañ ne dañuy yem suñu liggéey rek toog mais comme que ñu ngi politique dafa am devoir bu ñu warloo ak suñu ay nawle donc devoir boobu mooy jàppale leen ba ñoom it ñu am seen ay indépendance donc GIE yooyu da ngay gis koo xam ne amul activité liggéeyul jàngul deful dara nga jël ko dugal ko ci biir GIE jàngal ko nu ñuy defaree saabu parfois sax nga def ko formatrice muy jóge Dakar di dem ba ay Thiès di former donc loolu yëpp je pense que ñi ngi ciy liggéey lu am solo ba nga xamante ne tey jigéen ñi tal nañ leneen lu dul ay fecc ak way. kon un mois bi fii mérité nañ ko waaw donc macha allah buñ jógee ci loolu ba léegi ñu wax ci mbir yi. actualité ñu gën a xuus ba léegi buñ jógee ci soxna yi bi nga xam ne d'une manière générale. moo di mbas mi. mi ngi fi jógee gu fi voilà jógee gu fi ñu ngi ci deuxième vague ak it ñoomin seen. deuxième vague la ñu dugg. ñi faatu fi mu ne nii ëpp léegi ñu egg juróom-ñeenti téeméer fii ci Sénégal. ñu dem ci jamono bi nga xamante ni woyofal nañ woon li nga xamante ni moo di couvre-feu bi jëlee ko ci yóbbu ko léegi minuit ba 5 heures du matin te le 19 incha allah état d'urgence bu sanitaire boobu nga xamante ni dañ ko fi amaloon dañ ko fi dindi. soxna si loolee lépp yow noo ko mën a tiitoo. déedéet du ma tiit ndax xam nga. bàyyi nañoo ak suñu bopp de. déedéet ku dindi dara da nga faa teg dara. doxalal. président tëb rek ne day dindi état d'urgence sanitaire bi nga xamante ne teg nañ ko. xam naa ne vaccin yaa ngi fi di. waaw mi ngi noonu.
dama ci bëggoon ñëw ci kanam. vaccin yi waaw. vaccin yi dafa mat ñun 16 millions lañ te ku ci nekk ñaari dose ngay jël. ki fi nekk ay 30 000 ay kii. mais attends xam nga dafa am lu njëkk ñëw. waaw ñu ngi xaaraat ni sous peu. ak moo des. non. pour mu matale ñu sous peu ñu moom kay mi ngi ñëw moom mi ngi ñëw te dañuy ñaan kay moom maximum dañu na maximum na ñëw. mais loolu kañ xam nga tey gëmmal moom mat ta wax nu ñu koy wax. voilà ndax président moom mooy responsable moral tey Sénégal lu fi mënti xew. bu yàqoo bu nit ñi salfaañoo bu nit ñi deewee moom moo ko njëkk a sentir parce que moom moo ñu jiite moom moo am responsabilité wu jiite lu dool na dëkk donc lépp loo xamante ne day iir dëkkam defe naa kenn du ko ci jiitu te kenn jiitu ko ci bopp ba tey feebar bi dugg na fi bu mu duggee jaaxal na ñëpp comme ni mu jaaxalee àdduna ñu am ay restrictions yu ñu def ne nit ñi toog leen di invité nit ñi nañuy takk ay masque di invité nit ñi nañuy raxasu nañuy utiliser ay gel donc teg fi ay mesures yoo xamante ne ñu ngi fi ñuy dem yëf yi di évoluer ba tey yàlla indi ñu vaccin bi bokk nañ ci pays Afrique yi nga xamante ne ñoo njëkk jot ci vaccin bi. ba pare maye ci. sant yàlla. jot la wu leen di maye. non sant yàlla parce que suñuy ay nawle lañ. ba ci. tey ankañ tey Sénégal ak dëkk yooyu nga xamante ne ñoo ñu wër tellement que suñu frontières yi dafa jegeyantoo ba da ngay yaakaar ne sax benn dëkk la tey lu laal dëkk benn egsi na Sénégal. donc c'est normal yooyu yëpp moom miy jiite xam na stratégie bi nan la koy mën a tegee ba saafara bi ñu saafara ko ci suñu zone bi ñu nekk yëpp te dañ koy souhaiter campagne bi ñu dugg campagne de vaccination bi ñu def ko ci jàmm ak ci salaam ba sénégalais yëpp incha allah rabbi ñu vacciner leen feebar bi jóge fi ñu delluwaat suñu activité comme nañ ko daan defee. mais vaccin yi ñëw rek nga bàyyi aussi nit ñi ci lu leen neex mais ñu war a dund comme nañ daan dundee it ci deuxième vague bi aussi je pense que c'est un peu critique ah. waaw mais xam nga yeete xam nga message bu ne ku ko dégg la bëgg te it yeete defe naa depuis mars. ñu ngi yeete di conscientiser. ça fait un an 2 mars la fi feebar bi dugg boobu ba tey ñu ngi yeete di conscientiser les Sénégalais. mais xam nga ni Sénégalais yi ñoom loolu taxul ñu. waaw mais Sénégalais tam doomu aadama la. Sénégalais doomu aadama la doomu aadama ñoom wane nañ ne bëgguñu ku leen tënk. kenn bëggul bëgguñu ku leen tënk bëgguñu ku leen barricade xaj na wane nañ ne ñoom ay nit yu responsable lañ dinañ sàmmonte ak mesure barrière yooyu ba ku ci nekk jot sa dose de vaccin jàngat boobu lañ ci am ci yaakaar aussi waaw am nañ ci yaakaar parce que tey xaj na tëj bi ñu tëj nit ñi am na lu bari lu mu sooxe suñu économie donc loolu mu ko sooxee nag kenn ku ci ne dama leen di woo Sénégalais yi ñu am sens de responsabilité xam ne tey ku jël feebar dugal ko sa kër sa yaay nga fa sa papa nga fa balaa keneen nga koy lor sa bopp ngay njëkk a lor ak sa famille loolu bu ko kenn ku ci nekk intégré di nga def mesure barrière yi nga xamante ne teg nañ ko di moytu loo mën boo jógee dox sa farata dem liggéey dem ñibbi sa kër ba feebar bi jóge fi parce que fi mu nekk nii ku ne dafa war a mën a jël ay responsabilités am xale ndaw ñoo ci yem. en tout cas bàyyi nañu ak suñu bopp daal. non bàyyiwuñu ak suñu bopp soxna si bu ñu bàyyi woon ak suñu bopp kon du wuti vaccin. bàyyi nañu ak suñu bopp xam la tax ma wax ko mooy que ni du gis nga àllarba ci guddi ba mu dogal jógee conseil des ministres ñu wax ni le 19 sanitaire boobu dañ koy teggi la man dama jot ay message ay nit yoo xamante ni mais après man je me suis posé la question xam na lañ may wax ni ma kon léegi est-ce que mën nañoo arrêter masque yi. arrêter masque jot naa loolu ci ay message non je t'assure pour wax la ni la bàyyi nañu xam nga sànq yaa ngi wax pour ñu conscient. c'est ça xam nga koo xamante ni dafay am problème mu lekk am problème mu naan am problème mu sax fu mu tëdd am problème nangam sax nga kan ay conscient ci Sénégalais day xaw a moo tax ma ni est-ce que teelu ñoo bàyyi buum bi. waaw mais. c'est ça ku am problème mu lekk ne damaa bëgg génn pour liggéey am lu ma lekk ñu ne la demal wuti doo liggéey am loo lekk yaakaar naa nag war ngaa mën a am. da nga ko yaakaar. non attends kii mën a taxaw ne damaa bëgg génn liggéey kooku war naa mën a am mat gu toll ni mu wattu boppam wattu famille am. espérons. loolu rek la fi mu nekk nii moom dañuy woo responsabilité de chacun xam ne mbir mi du xeexu président Macky Sall du xeexu kenn ku loru yaay lor sa bopp ñu moytu bu baax a baax fexe ba feebar bi jóge fi pour man loolu moo ëpp solo li ñuy yeneen yi ci des yëpp. en tout cas man daal jot naa ay message je t'assure de wax laaj nañ ma loolu ndax dañuy continuer sol masque ndax dañuy continuer waaw sensibilisation du doy. man ci laa dëkk. sensibilisation du doy. bañ naa ko ba dama am rubrique Covid 10 tous les jours
danaa ci dóor benn 5 minutes chaque 8 heures mi ngi noonu sensibilisation du doy ñi ngi demandé état bi aussi mu gën a yokk sensibilisation bi muy def loolu rek la gën a sensibiliser nit ñi bu ñu leen mën a gën a dooleel aussi ci côté masque yi ñu gën leen dooleel lu waaye mën a def rek pour que vraiment ñu xeex lii mu jóge fi ñu def ko ñàkku nga ñàkkooguma bindu nga bind naa ci plateforme bi di xaar waaw Moustapha Niasse nag si ñàkku na assemblée parce que assemblée bu woon nañ fa 100 doses voilà ñàkku na di fàttali rek ñi nga xamante ñoom ñoo ñàkku comme ni ko médecin district bu Diourbel wax ñoom bi ñu jëlee seen deuxième dose vaccin yi nga xamante dañ leen ko war a def que ni vraiment ñi ñàkku woon ngir yàlla nañu xool seen carnet bi bés bañ leen bindal ñu dellu ko ndax ñàkk ñaar la dañ lay dóoral fii dóoralaat la ñaari dose la te xam nga sénégalais dañu tàmm dama ko fàtte dama tayal non dama il faut may sensibiliser tout le temps oui laxisme yéeme na quoi dama ko fàtte garaawul ak benn bi xëy na mel ni voilà donc du noonu ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di rek ñàkk yi te xam ni mbas mi ngi fii nit ñaa ngi ñàkku début bi sax amoon na ay résistance waaye dinaa ñàkku du ma ñàkku mais bon gis nañ ni Macky Sall bon certes président certes premier jour bi demul dafa yónnee bon amul problème mais après ñàkku na waaw parce que premier jour bi ñàkkuwul moom dafa yónnee xëj na dafa jàppandiwul woon rek waaw dafa jàppandiwul woon ba pare période boobu nga xamante ni ci lañ doon tere rassemblement yi ñu gis ne Abdoulaye Diouf Sarr moom it ba mu demee loolu dama koy wax chaque fois dama koy wax parce que loolu man rafetluwuma ko fi ñu koy bañee yow ngay dem di jëli ñàkk ba noppi nga gis amul distanciation dañu doon laalante grave de chez grave tu vois yow nga war a joxe misaal bi dem di ko salfaañe loolu aussi dafa nekk yoo xamante ni autorités yi man dama koy wax saa su ne il faut aussi autorités yi di ci bàyyi xel da nga toog fii kilifa nga fa nga nekk donc moo tax ma koy wax ci sa kanam wax ni man li may wax ci antenne bi moo toogee aussi ay responsable loolu laa leen koy waxee ni leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy teg dogal yi ñoom ñoo koy enfreindre en quelque sorte tu vois ndaxte période boobu ñu gis ni ci la fi préfet bu Ndakaaru defoon naa ko fi sax xarit une semaine mais ba mu waxee ni nañ gazé journaliste yi ci laa génnee ci ay mbiram waaw non man j'assume ce que je dis dama ko wax fii ni sama xarit la mu nekkoon sama xarit moo di ni dafa am ñu bëggoon manifester mun leen du ngeen fi rassemblé wu bés boobu ñu xëy suba Abdoulaye Diouf Sarr rassemblé wu ma ne nag man de est-ce que yéen la wax est-ce que yéen la wax kooku non du ma ñëw ci débat boobu dama jàll rek nit ñi gis nañ dégg nañ donc du man maa ñëw fi wax ndax ñun la wax wala en tout cas le mot presse journaliste moom génn na ci mbir yooyu donc daal nekkoon na fi sama ay jamono sama xarit léegi nekkatul sama xarit la ko waral moo di ni dafa defoon ñaari poids ñaari mesure du dëgg gëstul rek waaw ba pare du dëgg la mu def laa wax dafa tere ñii dafa aaye ñii ma tàccu ndekete yoo ñoom Abdoulaye Diouf Sarr dañoo def rassemblement def nañ rassemblement de gis nga ko fi du dëgg ba léegi rek mu di seen émission hashtag news di ci dalal Ndeye Maguette non c'est vrai nekkuma 6-9 hashtag news laa nekk di rek di ci dalal soxna Ndeye Maguette Lo di présidente bu jeunesse féminine bu AFP bu président Moustapha Niasse ñu ñëwaat ci wàllu actualité mbiri gendarme Seydina Omar Touré it moom lëmbe na ay bés bi ñu génn Sénégal bii ñu nekk sax de Sénégal de lëmbe na ko lool noo ko jàngatee li xew actuellement dañ koy naqarlu rek parce que homme de tenue su ma ko mënee tuddee noonu dafa am benn mythe bu nekk ci ñoom te nan doomu aadama yi di def très attention parce que gis nga daraja bu la ko yàlla joxe bul def liy wàcc sa daraja man homme de tenue dama seen biir laa bokk ci famille bi laa bokk pratiquement sama jàng enfance yëpp foofu laa jàngi seen biir foofu biir gendarmerie boobu donc am na loo xamante ne dama ko xamoon ci ñoom mais su ma jékkee-jékki di gis yu mel nii dañ koy déplorer lii du rôle homme de tenue donc vraiment ñu ngi woo ñëpp à la raison ñu moytu yenn yi mbir am na boo koy mettitlu ko fa nga ko war a mettitlu mais vraiment homme de tenue bu seen daraja daal nañ leen ko sàmmal bañ ko wàcce waaw Babacar nee na ma waxtu wi jeex na mu doon seen émission hashtag news dese na waaw waaye nag fi mu ne nii dese nañu juróomi simili waaye def naa nag mën nañ ko fi bu dee amoo yeneen ci ay xibaar yoo xamante ne war nga ko indil askan wi mën nañ ko fi mën nañ la bàyyi nga wax sa kàddu mujj de waaw ba tey rafetlu émission bi ni mu tëddee bu baax a baax di woowaat sénégalais yi rek ñu gën a ànd ak dal gën a xam ne Sénégal benn la kenn mënu ko xar ñaar ndax loolu li ko mën a joxe exemple rek mooy suñu kilifa diine yi ni ñu jógee dafa wane ne Sénégal dafa am base dafa am socle boo xamante ne moo ko téye te loolu ala kulli aal dafiy des fu waay jóg di woo violence fu waay jóg di jéem a nax doomu aadama yi sa bopp ngay nax te jóg di inciter nit ñi à ce que ñu dem vers la violence defe naa
bu violence boobu tàkkee yaa ci njëkk a gaañu parce que xaj na boo fi ñëwee am na loo xamante ni dootoo ko fi fekk donc ñu ngi rafetlu démarche yi kilifa diine yi def ba indi waat wax si ngir jàmm dellu si waat biir Sénégal di woo jeunes yi nañu xoolaat bu baax a baax ñu nekk ci quartier yi di protéger seen ay quartier bañ a bàyyi benn samba buy mu jóge ci àll ba ñëw di yàq parce que bu ñu yàqee rek ñun lañu yàqal te jeunesse mooy avenir u dëkk. waaw fi nga daanele moom macha allah te ndaw mooy wax ni nag ngeen gis ni nekk ndaw taxut a yore gis-gis ak gëm-gëm ak bëgg-bëgg boo xamante ni mën na jëmale réew ca kanam mu di kàddu Ndeye Maguette Lo moo doon sunu gan tey jile nekk présidente bu jeunesse féministe bu UAFP di parti Moustapha Niasse seen émission Hashtag News la woon seen xel Modou Fall doon leen ko dëgtal ànd ci ak Babacar Kane li ma leen ko waxee rek incha allah ay bés bi dinañ góorgóorlu ba rek weer bi dinañ góorgóorlu ba ay jigéen rek incha allah lañ leen fi fas yéene daal di rek tegal gannaaw Vibe Radio point seen application bi ak teew nañ wéy leen daan ak ñun Facebook Twitter Instagram sunu chaîne YouTube incha allah ci kanam tuuti daañu leen ko tegal ci YouTube bi jàmm ak jàmm YouTube bi jàmm ak jàmm YouTube bi jàmm ak jàmm YouTube bi jàmm ak jàmm